Sidi Sarr ñu gis tey mu def match bu rëy ci li nga xamante ni moom moo di éliminatoire CAN 2021 seen diggante ak Congo il a même marqué un but yow en tant que papam ban impression nga gis ci performance bi nga xam ne Sidi Sarr réalisé na ko tey. waaw parce que Sidi am na loo xam ne ñun mënuñoo bett parce que ñun ñoo ko jur te kër ga dafa bëri footballeur papaam yëpp ay footballeur lañ kon boog bu defee dara rek am loo xam ni dañ koy corriger teel a corriger balay ñëw nii ba bëri ki démb ci mujj Aliou Cissé dafa woon na ma ñu toog waxtaan ba yooyu yëpp ba nga xam ni li mu ko bëgg a footballoo bu ko footballee dañ ci gis résultat moo nekk nii tey parce que waxoon naa ko ne ko axial bi muy football moom la gën a mën ni leneen moom côté yëpp mën na ko moom góol sax da koy def waaye quand même axial bi ak stade comme mu nekk public am tey Thiès quand mu dugal bal wi yàgg na faa dugal ay bii moom benn saison bi muy def si nawetaan yi presque yàgg na fa dugal ay bii yu mel noonu. moom ñu convoqué woon ko ci li nga xam ne moo di présélection ci Coupe d'Afrique bi mujj la dem yéen nan ngeen dundee loolu. non xam nga lu jot yomb parce que ñun bañ ko dindee heureusement waxul ak presse waxul ak kenn bon heure bu tàkk sonam jotee rek mais day ñëw moo loolu moo am tey ji parce que man dama ko tere sax nekk bul wax ak presse parce que tamit ànd bu demee ba génn la am loo xam ni ëllëg yow di nga ñëw te boo ñëwee di nga confirmer sa place yaa di nga ko mën a jël. tey yow en tant que papam nan nga gisee performance yi nga xamante ni mu ngi koy def foofu lay ca France. waaw mais xam nga tamit ñun chaque fois dañ koy suivre bu jëlee poids dañuy xam ne jël na poids ñu ne ko defal li wàññi li yokkal li parce que looloo tax ci famille footballeur bi mu dëkk nekk looloo tax lu bëree bëri dañ ko koy yekk dañ ko koy wax. bon ba léegi si mujj sax am na sama promotionnaire yoo xam ne ñoo footballandoo ñeene ko sa papa dàqoon dugal bi te effectivement man xam naa maa ko dàqoon dugal bi kon boog lii du loo xam ni du lu bees si ñun. que kër ga y a des entraîneurs ki ñu yu fa ne Badara Sarr Sidaat Sarr Ibnou Fadé Kan Sarr nekkoon Jaraaf ñoom ñëpp ak genn ñoom ñëpp ci dañoo nekk ci football ba bàyyee football kon boog moom bu ñëwee rek day konne liñ fi bàyyi woon waaw. yow en tant que tey papam moom mu nekk xale di def ay performances yu am solo lan mooy doon conseil bi pour mu mën a maintenir cap boobu pour mu mën a am ay performances yu gën a am solo yi nga xamante ni mu ngi koy def actuellement. parce que ñun mënuñoo Sidi mënuñoo nax. bu jëlee poids xam nañ jël na poids bu yéexee am na lu ko manqué dañ koy effectivement ñun dañ ko koy teel a wax ne ko yokkal sa volume yokkal li defal li déplacement yi li te bu gënee woyof bu dee def déplacement yi comme yi muy def nii rek mën na toll beneen dimension boo xam ni lu kawe njortam fi mu toll nii parce que déplacement yenn saa yi dañuy koy xool ñun dafa diis te comme que boo diisee yenn déplacement yi doo ko mën a def ñun nag dañuy béyee ci loolu ba tey sotti ko dañ ñaan ko boo entraîné pare da nga jël benn moniteur mu entraîné war la kon boo nga xam ni ñun dañ koy suivre de très près papaam yëpp nag ñun amul ku dul suivre parce que lu ñu gisee dañ ko koy teel a wax mu teel a julwaat ci loolu. nan nga dundee tey match bi équipe bi yëpp collectif bi ak lan mooy doon sa conseil ci équipe nationale bu Sénégal. bon Aliou Cissé tamit dama koy remercier parce que déglu na ma démb barke démb bi ñuy def fi entraînement bi déglu na ma jot nañu waxtaan ci lu bëree bëri bon ba teel sotti que même démb. maa ngi fi ñu doon entraîné maa ngi woon Mbour ak yenn xale comme Moussa Wagué Amadou Loum Ndiaye ñooñu ñëpp ñoom génération boobu la ñu woon te ñoom dama toog di waxtaan ak ñoom chaque fois mënuma seen doom mu ne ko ñi ñëpp samay doom lañ mu kontaan ci loolu kon ba du ma leen xelal loo xam ni ñu bàyyi yenn yi déet dama leen di xelal loo xam ni liy jëmale équipe nationale kanam liy jëmale ñoom seen kanam. loolu fan laay lijjanti waaw parce que Sidi am na loo xam ne ñun mënuñoo bett parce que ñun ñoo ko jur te kër ga dafa bëri footballeur papaam yëpp ay footballeur lañ kon boog bu defee dara rek am loo xam ni dañ koy corriger teel a corriger balay ñëw nii ba bëri ki démb ci mujj Aliou Cissé dafa woon na ma ñu toog waxtaan ba yooyu yëpp ba nga xam ni li mu ko bëgg a footballoo bu ko footballee dañ ci gis résultat moo nekk nii tey parce que waxoon naa ko ne ko axial bi muy football moom la gën a mën ni leneen. moom côté yëpp mën na ko moom góol sax da koy def waaye quand même axial bi ak stade comme mu nekk public am tey Thiès quand mu dugal bal wi yàgg na faa dugal ay bii moom benn saison bi muy def si nawetaan yi presque yàgg na fa dugal ay bii yu mel noonu. moom ñu convoqué woon ko ci li nga xam ne moo di présélection ci Coupe d'Afrique bi mujj la dem yéen nan ngeen dundee loolu. non xam nga lu jot yomb parce que ñun bañ ko dindee heureusement waxul ak presse waxul ak kenn. bon heure bu tàkk sonam jotee rek mais day ñëw moo loolu moo am tey ji parce que man dama ko tere sax nekk bul wax ak presse parce que tamit ànd bu demee ba génn la am loo xam ni ëllëg
yow di nga ñëw te boo ñëwee da nga confirmer sa place yaa di nga ko mën a jël. tey yow en tant que papam nan nga gisee performance yi nga xamante ni mu ngi koy def foofu lay ca France. waaw mais xam nga tamit ñun chaque fois dañ koy suivre bu jëlee poids dañuy xam ne jël na poids ñu ne ko defal li wàññi li yokkal li parce que looloo tax ci famille footballeur bi mu dëkk nekk looloo tax lu bëree bëri dañ ko koy yekk dañ ko koy wax. bon ba léegi si mujj sax am na sama promotionnaire yoo xam ne ñoo ne footballandoo ñeene ko sa papa dàqoon dugal bi te effectivement man xam naa maa ko dàqoon dugal bi kon boog lii du loo xam ne du lu bees si ñun. que kër ga y a des entraîneurs ki ñu yu fa ne Badara Sarr Sidaat Sarr Ibnou Fadé Kan Sarr nekkoon Jaraaf ñoom ñëpp ak Genn ñoom ñëpp ci dañoo nekk ci football ba bàyyee football kon boog moom bu ñëwee rek day continuer liñ fi bàyyi woon waaw. yow en tant que tey papam moom mu nekk xale di def ay performances yu am solo lan mooy doon conseil bi pour mu mën a maintenir cap boobu pour mu mën a am ay performances yu gën a am solo yi nga xamante ni mu ngi koy def actuellement. parce que ñun mënuñoo Sidi mënuñoo nax. bu jëlee poids xam nañ jël na poids bu yéexee am na lu ko manqué dañ koy effectivement ñun dañ ko koy teel a wax ne ko yokkal sa volume yokkal li defal li déplacement yi li te bu gënee woyof bu dee def déplacement yi comme yi muy def nii rek mën na toll benn dimension boo xam ni lu kawe mañ njortam fi mu toll nii parce que déplacement yenn saa yi dañuy koy xool ñun dafa diis te comme que boo diisee yenn déplacement yi doo ko mën a def ñun nag dañuy veillé ci loolu ba teel sotti ko dañ ñaan ko boo entraîné pare da nga jël benn moniteur mu entraîné war la kon boo nga xam ni ñun dañ koy suivre de très près papaam yëpp nag ñun amul ku dul suivre parce que lu ñu gisee dañ ko koy teel a wax mu teel a julwaat ci loolu. nan nga dundee tey match bi équipe bi yëpp collectif bi ak lan mooy doon sa conseil ci équipe nationale bu Sénégal. bon Aliou Cissé tamit dama koy remercier parce que déglu na ma démb barke démb bi ñuy def fi entraînement bi déglu na ma wax jot nañu waxtaan ci lu bëree bëri bon ba teel sotti que même démb. maa ngi fi ñu doon entraîné maa ngi woon Mbour ak yenn xale comme Moussa Wagué Amadou Loum Ndiaye ñooñu ñëpp ñoom génération boobu la ñu woon te ñoom dama toog di waxtaan ak ñoom chaque fois mënuma seen doom mu ne ko ñi ñëpp samay doom lañ mu kontaan ci loolu kon ba du ma leen xelal loo xam ni ñu bàyyi yenn yi déet dama leen di xelal loo xam ni liy jëmale équipe nationale kanam liy jëmale ñoom seen kanam. Match qui sera crucial à mon avis pour la première place et surtout pour pouvoir être en pole position pour la qualification. Donc on réglera aussi tous les détails de prime et autres pour que l'équipe soit dans des conditions optimales sur ces deux matchs afin d'aborder tous les meilleurs auspices ces éliminatoires. waaw xanaa tey ñu kontaan rek si ndorteel bi parce que baaxoo nañu léegi campagne bu nekk di teel a maanaam gagné suñuy match yi pour mën a def li nga xam ne moo gën ci équipe bu mag maanaam teel a féetee ci kanam pour mën a assurer qualification bi objectif bi comme yeneen campagne yi mooy rek fexe bu ñu joué ñetti match ñu génn sori yeneen équipe yi qualification bi nekk ci yoon donc ndorteel bi baax na tey équipe bi joué na bu baax léegi li am des rek mooy ñu dem fële ca Eswatini confirmer victoire bi en attendant troisième match bi contre donc Guinée-Bissau pour que ñu mun assurer qualification bi. waaw ci wàll boobu defe naa léegi lañ doon defaat benn évaluation mun nañ jàpp ne lépp yemb na avion bi nga xam ne moo ñu yóbbu mu nekk avion spécial boo xam ne joueurs yi dañ leen bëggoon confort donc avion tout confort la 55 places VIP. moo leen di yóbbu suba ñun ñëpp suba la ñuy dem à 10h30 yegg fële 20h bu ñu demee foofu tam lii nga xam ne mooy dalukaay bi hôtel bi terrain d'entraînement yeeg yëpp mëtal nañ ko et am nañ yaakaar ne sax xëj na bu ñuy yegg si du fekk bu neexee yàlla du fekk sax équipe bi nga xam ne moo ñu war a dalal egg si. teñ ko bañ a wax tey fii rek. man defe naa loolu du ma ci sori wax. Cheikhou.
6-0.